comme ni nga ko gisee ñu ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop mu tombeek tey dimanche 24 juillet mu dajeek bés bi nga xamante ne moom la ñu waroon dawal Grand Prix chef de l'État mais ginnaaw taw yu métti yi nga xamante ne moom moo am Thiès ci week-end bii nii ñu ñëw fii dëgtal leen li nga xamante ne moom moo fi am situation bi nga xamante ne moom moo fi nekk dañuy ànd ak yéen nag dem jëli ji réaction ñi nga xamante ne mooy président du CNG jëli réaction commissaire dëgtal leen situation bépp bi nga xamante ne moom moo am fii donc dañuy ànd ak yéen ci seen chaîne Sen Gallo mu nekk chaîne bi nga xamante ne c'est la chaîne des touristes mais la chaîne qui informe juste et vrai. comme ni nga ko gisee maa ngi fii ba léegi ci hippodrome Ndiaw Macodou ma taxaw ak Doudou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikhouna maa ngi lay fay bu baax di la ziar. mais Doudou vu situation bi ni mu demee ban jàngat ngay def. waaw situation bi ni mu demee moom ñëpp ko gisandoo parce que lii moom mbiru suñu borom la parce que vraiment dem ba léegi ñu ngi ci di sonn bu dégg bëccëg chauffeur yi ñëw nañu waa Thiès yi mobilisé ñëw nañu commissaire fi la nekk ñëpp fi la nekk di liggéey boobu ba léegi vraiment mais yàlla moom bañ ko waaw. mais tey situation bi ginnaaw biñ fi nekkee démb ba léegi te saafarawul ban jàngat nga am wala yan solution ngay joxe ba nga xam te ne tey lii parce que tey ñu ngi ci nawet te week-end prochain taw mën na am suba taw mën na amaat donc yan solution nga mën a joxe yoo xamante ne tey jàpp nga ne bu ñu ko defee lii dina fi gëj. waaw bon man li ma mën a wax rek mooy xam nga actuellement nii ñu ngi si nawet te nawet moom comme day taw xam nga bon mënoo wax ne jour bi ak bii di taw mais man comme man dama jël ma pour dernier mot bi ñu yor dernier mot bi ñu ngi si biir bu ñu génnee ñu xam ban décision nañ jël mais man dama ne woon man ak personne ñu nekk ba xam fu ndax mu toll ñu xool soo ko jël jour quoi mais à l'heure actuelle moom wax dëgg yàlla fi nii mën maa jël benn décision boo xam ne xam na lay wax. mais comme que tey nit ñi fas yéene woon nañ dawal amoon nañ intention wu dawal tey bu fekkonte ne ndox mi jóge na fi ñu war a dawal tey situation course bi ni ñu yaakaaroon course bi noonu lay demee est-ce que jàpp nga ni ak tey terrain bi ni mu waroon mel tey jàpp nga ni changement doon na am. waaw mais xam nga loolu yàgg naa am ci course moom yàgg na woon jàpp jour mu am gàllankoor ñu bàyyi ko préparé waat loolu moom c'est pas la fin du monde. non waxee foofu dama ne ci dawalin bi tey piste bi tey ni ñu ko doon defaree ak vue taw bi ni mu mel nii tey suñu defaroon piste bi nii tey ndox mi génnoon ñu waroon dawal tey course bi est-ce que fas yi ñu jàppoon ne ñooy favori ñooy nekk favori ba léegi. non du nekk favori mu ñoo nekk favori quoi parce que piste bi enjeu day changé contexte yi bay changé quoi parce que piste ni mu war a mel dëgg du ko war a mel am na fas yoo xam ne du la arrangé am na xam ne da leen di arrangé ba tax na bon nii moom vraiment ñu bàyyi ko ba beneen dawal ko moo gën daal. mais tey situation bi bu ci ndox mi demoon tey ñu war a dawal ban fas yan fas ñoo ciy am foofu ñoo ciy favori. waaw bon xam nga day doon terrain léger dootu nekk terrain lourd bon terrain léger nag am na fas yu mu arrangé te am na fas yu mu arrangé wul mais ma yaakaar naa bu ñu dawoon moom doon gis course bu neex nga gis moom. mais tey ci situation bii nii tey bu ñu dawoon course bi ñan lay gën a arrangé. bon ñi muy gën a arrangé mooy ñu ëpp état rek. déedéet non fasu kanam yi fas yi intercalé wala fasu ginnaaw yi. waaw xam nga bon dafa am fasu kanam am fasu gannaaw am fasu yu téye mais pour te dire actuellement nii ni mu demee nii fas yi ëpp état rek xam nga gën a constant rek dina raw quoi. mais maa ngi lay jaajëfal. waaw merci jaajëf mais Goloré mais situation bi nga jàngat fii ak taw bi mais tey situation bi tey bu ndox mi dañoon ba ñu ne dañu war a dawal ak piste bi tey ni mu changé tey bu ñu doon dawal situation yi yan fas ñooy favori. waaw fas yi ñu war a nekk favori seex naa ginnaaw bi ma la nuyoo mooy fas yu am doole mel ni Amin Ouma Maxafal ak Auguste dañ siy am chance trop wax dëgg yàlla piste 10 la boo xam ne ñoom am nañ fas yu am doole fas bu def néew doole moom je pense que doo ñëw mën nga sax bañ a matal ndax day gën a diis day am ba pare am na du enragé fas daanu si du bett kenn de wax dëgg yàlla quoi. mais tey course bu ñu ko doon dawal tey ban dawale naka nga doon jàpp noonu lañ koy dawalee tey boo nekkoon tey waa kër Lamba Fall naka ngay dawalee. dama xëy dóor STM rek xam naa ne fas yooyu ñuy wax ay yeneen lèvres yi waaye ñëw si kawam moom ñoom bay ñëw ñu si moom mu sori. mais tey bu ñu dóoroon expert mu dem Amine ñëw ne ko tàppit ne ko kaañ dem. mu teg loxoom rek ndax Amine la fas la boo xam ne dafa am benn rôle bu muy joué si dawal bi rek quoi boo xoolee dañ koy liggéey benn 800 mètres wala benn 1000 mètres du ma ko topp sax dama koy teg damay teg sama loxo rek baa comme dem bu kii ma jël ma kafasin bidon dem sama yoon bu ñëwee ma sàcc liñ sa anglais laan sàcc rek mun na sax naan si mun na nekk fas bu capable la. mais su boobaa waa écurie Rewmi naka la ñuy nekkee ci biir dawal. non Masol mooy ñëw boobu Amine moom foo dégg expert dem Amine dem moom moo war a ñëw Masol daawul teel a ñëw dëgg boom comme ni mu rawoon tekkal teel a ñëw si moom su jëlijee Amine pare rek Masol attaqué ko bañ a nekk biir mais su boobaa Medina Auguste tey ku fas bu mel ni El Capo tey ñooñu fu ñuy nekk. waaw ku mel ni encore El Capo ku mel ni Bourax ku mel ni Darou Sam maintenant dañuy am sens fas la boobu mu karam gi sensé ñoom bu ñu ñëw benn 400 mètres rek la ñuy daw wala benn 500 mètres la ñuy daw si mu ngeen si bu ñu ñëw ko dama bett
mun na nekk li nga wax na mun na nekk waaw. mais tey fi ñu toll nii tey jii nii situation tey dawal bi yow kan mooy favori wu Grand Prix bi dëggantaan tey soo ma doon jox tey sa kente lan nga may jox. man dama ragal ni damay ëpp crème bi damay jox xëy na su ma waxee ne yaakaar li ma faral Major la waaye Major laa jox favori parce que moom mujjee raw mu mujj si naaru ko boo xoolee ñun ñëpp la boole raw champion yu nekk raw na ko raw na Aminuma keroog raw Auguste benn min naa keroog rawul te sax dañu koy téye xamul la moo tax ñu téye ko man Major kii laa samp favori Major laa samp indi Medina indi Auguste indi Daaru Sam Astafur indi Daaru Sam indi Aminuma. mais booy kaay booy yow tey course bu ñu ko doon dawal kuy raw. course El Capo koy jël. El Capo ngay jël. waaw El Capo naka la war a mën a rawee gars yi. xanaa daa mën a daw rek. daa mën a daw teg si gaaw na. waaw ma cee teg dara. mais tey course bu ñu ko doon daw yow noo koy gis ñu dawalee. nu ma koy gis ñu dawalee mooy que ni gisuma lenn ni Major mooy favori bi. waaw parce que moom moo mujjee raw. te wane na ni war naa mën a raw Grand Prix bi. waaw mais tey Major mooy favori pour yow. yow jàpp nga ni tey Major pour mu raw course bi naka lañ ko war a dawalee pour mu raw course bi. xëy dëggal boppam rek. naka lay dëggalee boppam fan lay toog. fu muy toog de li mu defoon dimanche lay répété rek. waaw mais tey li mu defoon dimanche gis nañ ni Medina ñëwutoon ah gis nañ ni dimanche Medina ñëwutoon tey fi mu toogoon dimanche est-ce que gëm nga ni tey bu fa Medina toogoon doy ak moom ba mu des wurul dawal est-ce que moom mën na raw Medina. non fasu ñu téyee kenn xamul lan lañ ko téyee te Medina fasu baaxul dañ koy dencal idda rek waaw. parce que tey su fekkee dañ ko téye foofu noonu téye fa fas fu mel ni Daaru Sam ah tey su boobaa dawalin bi yow jàpp nga ni dina ko arrangé. non Major moom ku ne xam na ni Major mën na lu ne parce que Major day fas yoo xamante day fasu pire fas yoo xamante mën na kanam mën na toog Major ci loo ko woo mën na ko waaw tey dama bëgg ñuy bàyyi xel ni Buraax dafa daw ñaari dimanche yoo xamante ni dafa wane boppam dafa daw avancement wane ni war naa mën a jël Grand Prix bi ñu ci bëri nag dañ koy fàtte waaye war nañ koo bàyyi xel Buraax. yow tey Buraax yow soo ko moomoon naka nga koy dawalee pour mën a raw Grand Prix. jegeel ko rek na jege rek te bañ a sori parce que même bu soree sax mën na ko mais da koy sonal après waaw. dara maa ngi lay jaajëfal. jaajëfal. ñu ko gisee ñu ngi nii taxaw ak président ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. mais président tey ñu gis situation bi ni mu demee ñun ñëpp ñu gis ni que ni CNG vraiment ménagé wul aucun effort pour que tey course bi amoon tey ñu ñëw bi ñuy gis situation yi ginnaaw loolu lan ngay wax. ah loolu de mbiru yàlla la yàlla moo ko dogal te ñun lu yàlla dogal duñ ci werante duñ ci coow dañ ci sant yàlla en tout cas li am ñoo ko gisandoor def nañ tout ce qui est à notre pouvoir pour mën a dawal journée bi yàlla dogaloo ko léegi nag j'ai saisi la tutelle pour les informer du renvoi de la journée léegi jot nañu ministre bi wax yëgu korona nañu ak moom il me demande de programmer la prochaine course samedi incha allah dinañ dawal Grand Prix bi fii bu ci yàlla àndee parce que xool nañ vérifier nañ météo bi vérifier nañu affaire taw bi yëpp xam nañ ne samedi y a moindre mal vendredi samedi y a moindre mal bien que dina wicc-wiccal tuuti sax waaye c'est pas très important parce que ñun dinañ jël ci disposition pour le problème de l'hippodrome parce que hippodrome bi dafa am ndox muy jóge ca mbedd ma di dugg ci biir hippodrome bi loolu moo créé mu taan yi mais bu doon ndox muy pousse hippodrome bi rek du taa léegi nag jël nañ suñu disposition pour ñu ngi koy fatt léegi tabax ko ak beneen bu nekk fële booru R100 aussi danañ ko fatt suñu fattee yooyu ba pare rek li ci des CNG dina ko gérer incha allah ba bu samedi ñu dawal ci course bi dans de très bonnes dispositions loolu daal mooy li nga xam moom laa doon wax di demander nag à tous les amateurs et tous les propriétaires de nous excuser de cette situation du lu ñu bëggoon mais yàlla moo ko dogal yàlla nag bu dogalee dara da nga koy nangu dañu xam te ñu préparer rek samedi prochain indi fas ñu dawal Grand Prix chef de l'État voilà merci beaucoup. comme ni ngeen ko gisee maa ngi taxaw ak Omar Bao mu nekk président Lamba Fall mais Omar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi sant bu baax Cheikh na mais tey nag taxawee ma fi tiitu président écurie Lamba Fall dama fi taxawee tiitu étiquette membre du CNG vice président chargé des finances et du sponsoring oui. mais Omar tey ginnaaw bi ñu gisee situation bi nga xamante ne moom moo am fii ñu gis ne que ni CNG vraiment ménagé wul aucun effort pour que tey course amoon tey mais ginnaaw loolu ñu gis ne course bi mujjut am mais ñu gis ne que ni yéen ngi nekkoon en réunion léegi nii mais ginnaaw réunion bi lan ngeen ci jukkee. donc Cheikh na comme ni nga ko waxee xam nga nit moom day bëgg mais yàlla mooy dogal lii moom kenn prévoir kon dogalu suñu borom la kenn mënu ci dara te it amuñu lenn luñ ci rëccu wala luñ ci ñaxtu dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla lii mu def moom moo xam lu tax mu def ko
mais CNG bi jëloon nañ disposition yëpp pour dawal Grand Prix chef de l'État bi gis nga depuis 1 mois et demi pratiquement ñi ngi ci doon liggéey ba président de la République ci boppam recevoir ñu tey nag ñu xëy depuis démb ndox bu bëri wàcc fii ci Thiès bi mu wàccee itam daf nañ ci ay jéego yu mag président national mi ngi doon coordonné depuis Dakar ak le vice-président chargé de l'organisation ak le commissaire général ak ñoom Dominique Abdou vice-président ak ñoom Saliou Ba donc nag yàlla dogal daf li muy def après itam démb ñu woo le ministre de l'intérieur ñu ko ciy remercier au passage bi ñu ko woowee automatiquement mu woo général bi jiite sapeur pompier yi ñu yónnee fi seen équipe ñu génne ndox bi mais il s'est trouvé bi ñu ko génnee tête ba 11h30 dafa tawaat bi mu tawaatee gars yi li ñu liggéeyoon yëpp mu yàqu dans ces conditions là nag kenn mënu ci dawal course nañ waxante dëgg kenn mënu ci dawal course pour plusieurs raisons pour état de santé facile pour nit ñi ñëw di seetaan duñu am fu ñu jaar loolu nag moo tax ñu doon réunir léegi avec le président national monsieur Cheikh Tidiane Niang pour xool la décision à prendre. ginnaaw réunion boobu noonu quelle a été la décision. décision bi ñu mujjee jël finalement mooy dañu reporter course bi dañ ko reporter ba samedi prochain parce que vendredi lañ ko doon def jour de semaine parce que ñëpp xam nañu dimanche ay élection lañ mais vendredi journée de clôture la pour campagne électorale législative yi donc kenn mënu ko def ndax doo abootee doo am nit. par la suite ci lañ woo suñu ministre de tutelle ñu wax ko laaj ko mu jox ñu ci ndigal que mën nañ dawal samedi bi pour ñoom ñëpp ñu mën a ñëw teewee ko loolu moo fi doon suñu tànk te itam ñu rafetlu tànk ñu fi ñëw ñëpp muy yéen ñëpp ak le président national ak jóge Dakar parce que dañ ci il faut ñu ñëw bokk ak ñi nga xamante ni Thiès lañ dëkk bokk ci comité bi ak ñi ci bokkul bëgg fas di ci liggéey depuis démb di xuus ci ndox bi fanaan fi donc il faut ñu ñëw bokk ak ñoom li fi am. mais ginnaaw loolu ak situation boobu noonu yëpp sànq dama gis gars yi ñoom ñëpp ci dawal fii ñu ne que ni tey situation course bi tey bu tawoon nii ba tey ñu génnee ndox mi tey situation course bi doon na changer trop par rapport ak dawalin bi mais tey ak taw bi ak situation bi est-ce que gëmmoon nga ni que ni dawalin bi dina changer par rapport ak piste bi. xam nga loolu moom de course dafa bëri ay aléas comme ni nga ko waxee on ne sait jamais course moom fi ñu toll nii ku ci nekk rek dama lay wax dëgg rek te yàlla tax ku ci nekk la nga ci am na nga xam ne yàlla loolu lan la ci may situation doy na waa ba mu jéggi dayoo mais nag c'est la deuxième fois lii dal nañu Fatick suñu kaw la ndox bi taw ñu dawal bon bof mooy nag course moom lu nekk mën na jàmm dafa bëri ay aléas moo tax nag man tam may woo ñëpp rek ñu jàppee ko noonu te xam ni itam ku ci nekk lan la ci yàlla may rek dencal na la ko ba pare ñun ñëpp ay doomu aadama lañ tey ji yow ku la waxoon ni que course bi danañ ko annuler doo ko gëm ak course bi envergure bi mu am yéen a ngi ciy liggéey depuis combien de temps pour préparer journée tey bi ku la waxoon dinañ ko annuler doo ko mës a gëm mais nag loolu la yàlla dogal. tey comme que tey yàlla dogal na ni tey bëriwuñu ay hippodrome on peut dire que tey Sénégal benn hippodrome bi moo fi am ak bu Louga mais tey est-ce que tey situation bu tey bi du ñu yee ba ëllëg parce que lii mën nañu dalaat donc est-ce que tey jarul ñu xalaat ci hippodrome bii ñu am naka lañ koy defee mu nekk en hauteur tuuti sax sëx ko mu nekk en hauteur ba nga xam te ne tey lii dootu ñu def. très bonne question mais man loolu pour man loolu du réponse bi loolu du solution bi solution bi mooy lan tout le temps dafa am un plan B plan B bi mooy lan l'hippodrome Djibril Diouf de Louga est fonctionnel boobu moo woon nekk plan B bi mais nag lu la bett mën la mais lii yëpp ñun ñëpp ay doomu aadama lañ nul n'est parfait am na cas de force majeure bu ñu dab dinañ xool ba beneen yoon mu bañ ñu dalati mooy lan ñu xool date yi ñuy def pour Grand Prix chef de l'État bi parce que année nawet lañ nekk donc itam ñu xool beneen plan mais beneen hippodrome lu mel ne hippodrome Louga bi dafa ko toog pour cas yi du amee ñu transférer course bi yóbbu ko foofu mais nag lu la bett mën la man ci cadre boobu rek laa koy jàpp ñun ñëpp ay jullit lañ dañoo gëm yàlla xam ni que lii kenn sabablu ko yàlla suñu boobu moo ko def te yàlla itam li tax mu def ko nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin peut-être dafa gën ci ñun ñëpp dafa gën ci ñun. mais maa ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di féliciter yéen tam parce que gis nañu liggéey bi ngeen ci tam mooy li ma la wax depuis presque 1 mois yéen a ngi ciy liggéey donc tey ku la waxoon ni course bi du am doo ko gëm mais loolu yëpp ay doomu aadama lañ lu ñu yàlla teg rek nañ ko nangu yàlla moom lu ñu teg nañ ko nangu di wax alhamdulilahi rabbil alamin te it course bi itam ñi ci waaw ñëpp yàlla nañ ci yàlla may seen chance ndax nit du jël lu dul wërsëgam foo la rek waaw jërëjëf. comme nañ ko gisee ñu ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop tey nag le dimanche 24 juillet ñu waroon dawal grand prix du chef de l'État faf gàllankoor am te gàllankoor yi dara warulu ko lu dul taw bi nga xamante ne moo am ci week-end bi
ñu taxaw nag ak Dominique mu nekk membre du CNG ñu fas yéene séq ak moom waxtaan Dominique ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Cheikhouna maa ngi lay nuyu di rafetlu lool seen ñëw tey si hippodrome bi. mais doo ginnaaw bi nga xamante ne tey waroon nañ dawal Grand Prix bi gàllankoor yi am situation fii naka la fi tëddee woon. waaw situation bi nag xawoon na métti ñaari fan yi passé Cheikhouna parce que pluviométrie bi dafa xaw a jéggi dayoo donc depuis 2 jours ñu nekk à pied d'œuvre fii dans l'hippodrome gis nga ndox bi ni mu bare ñu nekk dans vraiment si liggéey bu métti. Comité bi nag dégager tous les moyens que ce soit des moyens financiers des moyens logistiques pour que ñu mën a génne ndox bi si hippodrome bi mais malheureusement eggoon nañ ba un point boo xam ne 200 mètres kese moo ñu dese woon pour que ñu mën a génne ndox bi yàlla par le biais de la météorologie mu def ko tey mu taw donc nous avons été contraints de reporter la course incha allah. mais ñu gis ni que ni tenir ngeen benn réunion mais réunion bi ginnaaw réunion bi ngeen décider que ne da ngeen di reporter course bi mais est-ce que tey si reporter bi ngeen reporter est-ce que tey yéen a ngi bàyyi xel ci conditions yi nga xamante ni moom lay laaj su fekkente ne tawaat na ci diggante bi wala week-end boobu noonu. oui absolument de toute façon réunion nañ tey ba jël nañ la décision officielle de reporter le Grand Prix à samedi prochain c'est-à-dire le 30 mais ñu ngi bàyyi xel lool si météorologie bi parce que samedi prévision météorologique may nañu vraiment ñu am tout yaakaar bu bëri ne course bi dina war a am donte sax taw na taw bu ndaw le matin je pense que incha allah bu si yàlla àndee dinañ si mën a dem. mais tey ñu gis ni que ni beaucoup de turfistes tey dañ doon xalaat ni tey ak ni mu tawee nii tey bu ñu ercé woon piste bi dina diis trop. waaw évidemment terrain lourd la waroon doon parce que loolu mës nañu dal ay grand prix yu bëri day fekk xam nga grand prix en général si nawet lay tombé wala début nawet. Moi je me souviens Grand Prix en 2000 bi lan di raw am Mbour mais dafa tawoon taw bu métti ba gars yi jël fas yi dugal leen si biir oto yi pour tëj leen pour bañ ñu tawte mais ça n'a pas empêché que course nekk course bu neex terrain bi lourd pâteux pas pâteux sax mais xaw a dëgër quoi et puis bon c'est bon pour les chevaux parce que fraîcheur bi dafay yokk aussi. mais tey su fekkente ni piste bi tey diis na te gis nañ ni saison bi yëpp tawul et que tey piste bu diis la expérience bu bees lu beesay doon ci fas yëpp est-ce que tey circonstance de course yi jàppoon nga ni doon na changer. waaw non mais piste bi tey naruloon diis attention Cheikhouna naruloon diis dafa nekk un terrain mouillé rek un terrain lourd mais naruloon diis terrain bu lourd bu diis mooy piste boo xam ne da ngay tànk fas bi day dugal tànkam ba tànk bi réer si biir suuf si alors que tey bu ñu ercé woon piste bi du demee noonu sabot bi day nekk en surface fas yi vitesse bi day yokku daal ça aurait pas été un terrain lourd ça aurait été un terrain mouillé voilà. mais tey ci situation yi nii tey bu fekkoonte ne tey ndox mi dañoon na tey course bi naka nga ko doon jàngatee naka nga doon gisee course bi yow. mais course bi dafa bëri woon tey engagé yoo xam ne c'est des chevaux très rapides waaw c'est des chevaux très rapides te je pense que 2 derniers chevaux yi si classement ou engagement yi kese ñoo si amul victoire donc sur 14 partants sur 15 partants il y avait 13 vainqueurs donc mu doon benn course boo xam ne pour nga pronostiquer ko dafay xaw a métti mais assurément que course de vitesse la naroon doon waaw. kon da nga jàpp ne que ni fasu kanam yi ñoo ëppoon chance. oui je pense que fasu kanam yi ñoo ëppoon chance que fasu tëye yi quoi kuy dem si kanam je pense que sa chance da doon yokk. mais tey soo nekkoon tey écurie Réunis ak fas yi ñu indi tey soo doon dawal fas yi naka nga leen di dawal say fas yow tey boo ñëw tey boo doon écurie parce que écurie yëpp dinaa la laaj mais dama bëgg xam écurie Réunis tey boo doon écurie Réunis après ma ñëw ci cuuc après ma ñëw na mais tey Réunis boo doon Réunis tey boo indi woon fas yi tey naka nga koy dawal. mais la question bu grave nga me poser quoi man je connais pas bien ces chevaux là quoi de fii laa leen di gis à la course xaw ma exactement lan la ñu namm si entraînement yi ak li ñu leen di préparer honnêtement c'est question la boo xam ne c'est vraiment difficile quoi d'y répondre. mais tey fas bu nekk am na matière am na façon bu muy dawee am na matière bu muy dawee soit day daw ci kanam wala mu intercaler wala mu toog ci ginnaaw donc tey en fonction de loolu noonu tey écurie Réunis am na fas am na sur le composition am na lu mu ci am tey boo doon indi fas yi tey kan ngay yónni ci kanam parce que tey ñëpp jàpp nañ ne expert da doon dem kanam mais expert bu demoon kanam kan moo koy fekk. je la bàyyi quoi xam nga ma position de juge dans les courses mayu ma may interférer si yenn domaines yi quoi vraiment j'aurais bien aimé te répondre mais nañ bàyyi noonu rek quoi nañ bàyyi noonu rek. mais kon daal mais jàpp nga ni fasu kanam yi. ñoo assurément course la bu doon favoriser les chevaux de tête quoi ça c'est clair quoi. mais ban message ngay lancer ñi nga xamante ne ñëpp tey ñu ngi toog doon xaar course yi am te mujjul am. mais xanaa comme ñun rek ñu sant yàlla parce que taw jàmm la jàmm lay jur bu ëppee nag xëy na si lay gaañ doomu aadama mais dañuy sant yàlla si taw mi et puis di ñaan yàlla aussi li ñu bëgg ba yàlla defal ñu ko
mooy ñu daw un grand prix boo xam ne apothéose lay doon une grande apothéose une grande course de clôture de la saison dawal ko ci fair play ñëpp nekk benn bokk ndey bokk baay et que ce soit les amateurs comme le CNG comme tous les touristes en général toute la filière ñun ñëpp ñu nekk benn am benn objectif mooy moderniser les courses hippiques moderniser la discipline yóbbu ko ci kanam. mais dama am lu ma la fàtte laaj mais tey beaucoup de gens disent que tey CNG mettre les moyens qu'il faut pour que tey ndox mi jóge fi parce que beaucoup de gens disent que si groupe yeeg yooyu noonu parce que tey ñun ñëpp xam ne Sénégal fi mu toll ak groupe yeeg yooyu noonu beaucoup de gens disent que tey ñaari groupe ñoo fi nekkoon benn groupe bi dafa panne carburant CNG mettre ay millions jox nañ leen 48 millions pour que tey est-ce que tey loolu noonu yëpp tey ce sont des choses yoo xamante ne tey yow lu dëggu la wala déet. ah non non loolu c'est complètement faux c'est complètement faux man je le dis ici et je l'affirme. Tout ce qui est humainement possible, tout ce qui est techniquement possible, tout ce qui est financièrement possible a été fait et réalisé par le CNG. am na loo xam ne nag ça ne dépend pas du CNG si yàlla lay jógee c'est la météorologie taw bi ñëw na parce que tey bu tawuloon dañuy dawal parce que boo xoolee ndox bi c'est presque même pas 200 mètres moo ñu dese woon pour que ñu vider hippodrome bi donc s'il y avait pas eu cette pluie là tey dañuy dawal mais le CNG a tout fait du début à la fin du processus humainement techniquement financièrement logistiquement. dem nañ ba fëgg ay bunto yoo xam ne kenn yaakaar woon ne dinañ ko fëgg pour dawal course waaw te def nañ ko CNG bi def na ko. mais ñu ngi lay jaajëfal. mais maa ngi lay jaajëfal Cheikhouna kontaan naa si trop kontaan naa trop Cheikhouna.